asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indal ginaar encore mais tey ginaar bi ñuy def nag mooy poulet aux 40 gousses d'ail ak ñu boole ko tamit ak suñu ay légumes donc dinañ ko boole ak pomme de terre purée mais au lieu de pomme de terre man damay def purée bi nga xamante ni c'est fait à base de chou-fleur ku bëggul bu chou-fleur bi mun nga ko jël nga def ko pomme de terre donc pour loolu nag dinañ soxla lii ginaar ku nekk côté bi nga am ci ginaar yi tey ay pooj laa yore donc moom laay utiliser dinañ soxla ginaar dinañ soxla laaj bi 40 laa compté mi ngi nii moo tax ma def ko des 4 lots de 10 gousses d'ail donc mi ngi noonu 40 la ñu dinañ soxla aussi champignon bi c'est optionnel pour ku bëgg dinañ soxla tamit carotte dinañ soxla man légumes yi laa siy def daal dinaa soxla brocoli dinaa soxla aussi comme ni ma ko waxee sànq chou-fleur dinaa soxla aussi kii bi nga xamante ni oignon yu ndaw yi mooy yu perlé yi moo nekk nii mais kenn xooju ko ci vinaigre wala dara donc moom noonu la mel neutre nga xam ne loo ko dugal rek goût loolu lay jël dinaa soxla suñu ail bi mu nekk nii dinañ soxla aussi suñu mélange suñu cream cheese mu nekk fromage à tartiner boo am rek tuuti citron crème liquide mu ngi nii donc boo ko buggulee wala amoo ko mun nga ko bàyyi bañ ko ci def ci boppam du yàq dara dinaa soxla beurre dinaa soxla tuuti huile d'olive comme ça beurre bi du xëm suñu loxo dinañ soxla aussi suñu mélange d'herbe donc herbe boo am rek nga utiliser ko dinaa soxla sel poivre mi ngi noonu donc sans plus tarder du ñu def rek du ànd ak yéen ci waañu bismillah voilà léegi dañuy daal di ñëw jël un peu de sel un peu rek parce que defoon nañ ci ba pare un tout petit peu mélange d'épices ak suñu poivre muy black pepper ak tuuti mélange d'épices voilà garlic bi amoon na ko ba pare laaj bi amoon na ko ba pare donc soxlawuñu ko donc damay ñëwaat jël herbe mélange d'herbe bismillah any kind will do boo ci am rek dina ko def incha allah voilà léegi nag ñu mélanger bien bon donc pare na ni léegi dañuy daal di teg nale dem commencer saafi ji suñu laaj bi après ñëwaat incha allah voilà gis ngeen léegi suñu diw baa ngi nii dañuy jël rek jël laaj bi def ko man su ngeen gisee sama laaj bi mu xaw a mel ni lu jaune nii c'est parce que dama ko congelé woon donc muy nekk laaj boo xam ne dañ ko xolli surgelé ko moo tax mu mel couleur bi mais soo amee bu frais bi tamit boo xam ne da nga ko xolli léegi garaawul parce que togg bi dafa gaaw donc te bëriwul ay bagage yoo xam ne da ngay nekk di ko babysit quoi maanaam di toog di ko surveiller moom une fois nga def lii boo defee yeneen ingrédients yëpp da nga koy bàyyi muy togg ndànk-ndànk donc ñu def suñu laaj bi après ñëwaat bismillah donc feu très doux bu leen fàtte li ma leen waxoon ci laaj une fois nga saaf laaj dootul kiyati dootul am guubu laaj dafay nekk ci côté sucré ci boppam lay nekk daal donc moo tax gis nga recette bi boo ko nga mun ci def 40 ail yi nga xam ni moom lañ ci def ba pare sans oublier aussi les bienfaits yi nga xam ni moom moo nekk ci laaj gis nga bari na ay antioxydants yu ci nekk donc mu nga xam ni dafa baax ci suñu wér-gu-yaram nga gis tout le temps même si sooy xool ci nit ñi dañ lay wax lu ci ëpp bu la dara comme ay sodiak ay yu mel noonu yéyee laaj defal lii comme ku mel ni sama yaay saay moom du ko fooyee te noonu la baaxee daal donc pour nit ñi bàyyi ci xel léegi nag lii boo ko defee moom soo ko saafee nii dootul aajowu benn yoon par exemple guubu laaj boobu nga xam ni nit ñi daf c'est distinct daal maanaam dafay xaw a kiyal diisal sa haleine tuuti nga xam ne day fort loolu donc lii daf koy dindi ba mu set wecc donc day mel ni rek comme par exemple mun nga ko jël sax tartiner ko ci mburu ak ci leneen lu la munti neex donc mu ngi nii avant muy xëm yenn xëm yi
ñu dindi ko gis nga bala muy dooree yenn façon dooree yi parce que day continuer di togg su paree gis nga lii mooy avantage wu soo yoree kii bu xaw a tàng man poêle bi dama ko bàyyi ba mu tàng ba pare avant ma siy def laaj bi donc nii lañ koy teggee après ñëwaat wan leen incha allah léegi li ñuy def mooy dañuy daal di jël suñu soble yu ndaw yi mooy perle yi ñu daal di koy def bismillah moytul nag dafay am tendance di am ndox. voilà nii lañ koy bàyyi mu xaw a doore tuuti rek après ñu dindi ko moom tam seppi teg fële gis nga baax na pour man nii donc damay daal di ñëw moom tamit commencé ko seppi donc soo amul soble yu ndaw yi su la neexee nga jël sa soble bi nga am nga daal di koy fejet seulement bi dafa rafet rek surtout ci côté présentation beeg yooyu moo tax ma koy gën a choisir ci yenn façon togg yi daal voilà léegi nag ñu indi suñu ndawal li daal di koy def ci kii bi commencé ko moom tamit sauté ko donc gis nga dañuy daal di jël bismillah gis nga côté bi nga xam ne moom laay présenté mooy fi der bi nekk foofu laay jël teg ko ci suuf nga xam ne dina doore ak plat bi ndànk-ndànk voilà nii lañ koy bàyyi mu doore tuuti bëgguñu mu xam mais doore après ñu ëlbati ko dooreel beneen côté bi daal di jël yeneen restant yi tamit doore leen bu ñu paree ñëw wan leen incha allah. voilà donc gis ngeen ginaar gi pare na dañuy daal di ñëw ci champignon yi wanoon naa leen niñ koy lijjantee moom da ngay daal di jël soo amee torchon bu set wala sopalin nga xaw a tooyal tuuti daal di ngacc ndox bi yëpp ba mu jeex nga ko ciy fomp noonu la ñuy nettoyer champignon boo ko defee ci ndox rek yàq nga ko parce que dafay jël ndox bi yëpp daal di koy naan donc ñu daal di ñëw daal di koy def ci diw bi après gis ngeen diw bi nu mu mel nii donc bu leen inquiété wu bu leen def dara parce que lii nii fii la cafka gi yëpp nekk ndax ndawal gi moo ci nekk nii donc man duma ko dindi di ko raxas walla lenn parce que cafka gii laa soxla ci boppam du xëm-xëm bokkul ak xëm-xëm ba tey donc dañuy daal di jël champignon yi def ko ci biir bismillah voilà champignon moom comme éponge man bi ma yoree nii crimini la donc moom comme éponge boo ko dugalee gis nga da nga koy def rek mu commencé guux ndox bi walla kii bi diw bi yëpp donc nii lañ koy bàyyi di ko sauté ndànk-ndànk bu ko defee ñu daal di ñëw tuuti rek ci moom ay bien feewam donc champignon xamee nañ ko surtout bii nii dafa am li ñuy wax zinc donc zinc baax na ci suñu wér-gu-yaram am na aussi vitamine D nga xam ni c'est rare ci yenn lekk yu mel nii nga xamante ni ñam yu légumes yu mel nii ñuy yoraale vitamine D boo xamante ni di nga ko mën a consommer waale boo koy lekk te du yàq dara et puis d'après les recherches et les études li ñuy découvrir moo nekk ni champignon dina yokk fertilité nit maanaam ku mu moo xam ku soxna si la walla sëñ bi donc dina yokk fertilité dina aussi dimbali waate si bu ko defee nga xamante ni soo koy consommer lu bari sa dalay xaw ma nuñ koy waxee de comme genre like sa yaram dafay souple ba léegi mais daf lay jox benn naka lañ koy loolu xaw ma nu ma koy expliquer mais daf lay sa yaram day xalele maanaam du gaaw a ras voilà ak ay lax yooyu noonu déedéet moom daf lay gardeel toujours sa jeunesse quoi pas nekk xale bu ndaw mais day nekk yaram boo xamante ni macha allah soo ko gisee bu la nit waxee âge am doo ko foogee daal donc loolu kii bienfait yi nekk ci champignon moom mooy def loolu xaw ma ndax comprendre ngeen ko bu baax ou pas mais noonu laa ko mën a kii noonu laa ko mën a expliquer donc yooyu ñoo nekk rek quelques bienfaits yu nga xamante ni maanaam bëggoon nañ koo indi aussi ci champignon te am na comme toujours rek am na fibre bu ñu waxee fibre mooy lan loo xamante ni boo ko lekkee dina la teelu yàgg avant ngay xiifaat donc surtout ñi nga xam ne dañu am yenn façon feebar yi comme genre like ñi nga xam ne dañu diabétique ak yooyu pour di mën a éviter di lekkaat yu sew-sewaan yooyu noonu nga xam ne day yéegal seen glucide mun nañu jël insuline level du moins
donc mun nañu jël kii bi champignon di ko incorporer parce que moom mun nga ko bu def ci nen mun nga ko def si par exemple sooy togg sa ndawal boo xamante ni da nga koy sauté nga sauté waale ko donc yooyu yëpp moom am versatile na quoi donc am na variété yoo xam ne mun nga ko si mun nga ko incorporer si lekk yow yaay utiliser rek sa imagination donc gis nga lii nii du nuñ koy waxee brown bits yi nekk ci suuf du deñ tant que man defuma ci liquide nga xamante ne moom moo koy yëkkati yépp ci kaw mais instant bi dama bëgg champignon bi xaw a jël tuuti couleur rafet ba nga xamante ne nga xam ne léegi dañuy daal di ñëw rek def ci li ñu soxla ak def ci tuuti beurre aussi parce que waxoon nañ ko sànq c'est le moment pour def ci tuuti booru fin bi ñu defaat ci tuuti gis nga donc benn kudd bu ndaw beurre rek laa jël nii daal di koy jël def ko ci biir diw bi boole kook moom gis nga voilà donc dañ koy bàyyi nii quelque chose comme parce que man feu très doux laa ko def donc mun nañ koo xaw a yokk def ko feu moyen nga xam ni dañ koy saaf quelque chose comme 5 à 7 minutes juste le temps mu kii mu xaw a doore tuuti ku mu neex instant bi mun nga def say légumes kii mun nga def sa liquide quoi je veux dire voilà léegi nag ñu ñëw daal di delloo ci suñu laaj bi gis nga suñu 40 laaj yi mu ngi nii mi ngi noonu ñu def ci delloo ko ci comme ça moom aussi mu te diw bi dafay neex parce que dafa am laaj am soble yoo xam ne ñoo ko infusé bu la neexoon bu fekkoon na nga def lu bari man des fois damay def diw bu xaw a bari tuuti léegi su ko defee ma saaf laaj walla soble après daal di jël diw boobu réserver ko nga xamante ne bu may defar ay vinaigrette ak yooyu même des fois nii sax bu la neexee nga togg benn affaire nii daal di koy jël comme supposons salade wala nga defar togg benn jën suy ko ci kawam dafay neex ba bëgg a dee parce que huile infusée la donc lu la neex ngay infuser ci diw daal di koy mun a utiliser waat voilà donc ñu daal di ñëw njuluk tuuti bismillah gis nga dama siy def tuuti ndox parce que lii moo may toggal ginaar gi après ñoral ma ko complètement donc fi mu nekk nii bu ndox bi gis nga bu commencé tàng rek nga gis mu commencé dindi bagages yi nekk nii yi nga xam ne moom la ñu bëggoon jot donc noonu la ñu koy defaral gis nga mi ngi nii voilà donc man à ce niveau mun naa commencé ñëw dugal ginaar gi bu ko defee muy mijoter ndànk bismillah léegi nag dafa am ñaari façon boo xamante ni mun nga ko toggee maanaam soo ko defee nii ba mu commencé baax nii nga jël ko après dugal ko ci sa four bu ko defee nga toggee ko foofu quelque chose comme 15 à 20 minutes donc moom mooy ñoral ginaar gi yëpp ci biir four bi léegi bu ko defee boo demee ci dernière minute yi comme boo defee 15 minutes ba nga xam ne léegi nga dindi ko bu fekkoon da nga ko upp ak papier alu da nga koy dindi comme ça mu mun a dëgëral der bi nii nga xamante ne du gajaf du def dara mais comme man fii laa koy defee tey parce que damay bañ gars yi comme ça ñi nga xam ne amuñu four dinañ ko mun a togg dinañ ko mun a utiliser donc bu ma defee nii ba ci kanam su la neexee nga saafaat ko man duma ko saafaat dama koy dem dugal ci sama e-wave bële moom mu kiyal ma dooreel ma ci kaw noonu mais ki nga xam ne amul e-wave walla amul four moom da koy jël daal di koy xaw a saafaat tuuti rek benn côté benn bi bu ko defee affaire yi doore donc nii la ñuy def daal di bàyyi ginaar gi bu ci kanamee tuuti damay jël bii nekk ci suuf yéegal ci kaw moo tax ma xaw ko bëril nii ku am récipient bu gën a kii cin bu gën a yaatu bi mun nga ko utiliser tamit donc gis nga de buñ demee ba nga xam ne léegi ñu pare ñu def ci suñu carotte bi xolli naa ko ba dagg ko donc gis nga mu ngi nii dama ko xolli dagg ko ay dagg yu dijj ku nekk yow yaa xool rek noo koy defee donc moom laa def carotte bi buñ ko defee après daal di ñëw def kii bi aussi def tuuti meew après daal di def tamit bu fekkee dama siy def herbe comme ay persil yooyu dinaa xool après ñu def ko si donc ñu daal di ñëw def suñu citron bismillah
ku bëggul citron mun nga def vinaigre wala nga def mélange ñaar yëpp citron ak vinaigre donc nii la ñuy def après daal di xaw a nettoyer tuuti bu ko defee ñu ñëw jublu si suñu kii bi brocoli bi moom tay kese laa koy def ak suñu kii bi aussi suñu chou-fleur bi pour defar mayonnaise kii dégg nga ma ne mayonnaise pour defar suñu purée bi voilà gis ngeen damay def kii bi brocoli bi non pas brocoli chou-fleur bi comme moom mooy nar a jël moom mooy gën a jël temps tey jii parce que dama bëgg mu dem ba nooy nepp comme dañ koy purée dama bëgg mu nooy nepp ku mu neex nga baxal ko mais man dama bëgg garder nutriments yi nga xamante ni mooy nutrition yi nga xam ne ñoo nekk ci biir brocoli bi yépp te boo ko tey la meilleure façon bi nga xamante ni da ngay garder loolu moo nekk nga tay ko ci boppam boo leen tayee ñoom kii bi bienfait yi nga xam ne ñoo nekk ci ñoom yépp di nga garder majorité bi yépp fii incha allah donc mu ngi noonu ñu daal di ñëw bàyyi ko ub ko carrément bàyyi ko mu suus nag bu suusee ba nooy ñu daal di ñëwaat encore dindi ko donc def ko ci suñu robot mu defal ñu yépp liggéey bi yépp daanaka. voilà gis ngeen dañuy jël garlic ak kii bi. garlic paste ak black pepper mu nekk ail bi ak kii bi nga xamante ne ak poivre noir bi nga xam ne moom la ñu dëbboon donc ñu daal di koy def ci sauce bi tuuti rek voilà juste pour yokk complexité goût yi rek la mi ngi xeeñ neex boo xamante ni macha allah donc nañ ko bàyyi nii ba ndox bi ñeer bu baax après ñu door a ñëw nag léegi incha allah man ma dindi kii bi dem la def ko ci e-wave bu muy doore ñu yeggali sauce bi ci boppam. en attendant sax xaaral comme loolu yëpp dama koy def damay def tuuti ci lait bi comme ça mu mun a duggaale ci ginaar gi tamit bismillah suñu crème bi. gis nga li ma ci jël bariwul lu tollook ñaari kuddu yu ndaw rek laa ci def voilà. ñaari kuddu yu mag 2 cuillerées à soupe laa ci def pour kii heavy whipping cream moo nekk crème liquide bi quoi gis nga nu mu commencé changer couleur bi ci boppam voilà gis ngeen fi mu nekk nii gis nga kii bi ni mu wàññeekoo bu baax loolu laa soxla woon donc damay daal di jël ndànk ginaar gi fi mu nekk nii daal di koy def ci sama e-wave mu defaral ma man li ma bëgg donc fi mu nekk nii moom ñor na dooreel ko rek la ñu bëggaat comme ça ñu tegaat ko fii nga xam ni kii bi dafay der bi dafay dëgër daal du gajaf dafay croustillant voilà gis ngeen voilà donc nga xool sa assaisonnement ak yooyu léegi nag ñu daal di ñëw def suñu reste soble yi bismillah ñu daal di def suñu carotte bismillah voilà su la neexee nga def plus de carottes ou moins de carottes yooyu yaa xool rek lu la neex donc sama gars yi nga xam ne ñoom dañuy def régime kétogénique wala dañuy def low carb maanaam régime bi nga xamante ni lu ñuy lekk consommer ci glucides ak yooyu mënuñu ko am mënuñu ko dañ koy limiter voilà tey jii émission bi lii nii pour yéen la sama genre bi donc pour ñun la nga xamante ni da ngay mën a am lépp lu fi nekk yow mun nga ko jarul sax nga koy substituer donc nii rek lañ koy defee après bàyyi dinaa dolli tuuti ndox rek pour mu ñoralal ma tuuti kii bi carotte bi bismillah tuuti rek voilà gis nga ñu bàyyi ko mu ngeer ñu daal di ñëw bu fekk tombeek ginaar yi pareek yooyu ñu tegaat ko ci tegg ndànk ci kawam après daal di nag ñëw nettoyer tuuti encore après daanaka togg bi pare na donc ñu daal di ñëw defar suñu purée bi bu ko defee ñu daal di bu ñu jógee foofu daal di ñëw defar aussi tey tuuti suñu brocoli bi nga xamante ni du mat sax 5 minutes parce que brocoli mun nga ko lekk noonu cru. voilà gis ngeen fi mu nekk nii suñu kii baa ngi nii suñu chou-fleur bi donc mu ngi nii donc chou-fleur moom comme ni ngeen ko xam moom dafa mën nga ko consommer lu bariwul glucide du nekk di yéegal ak a wàccee sa taux de
d'insuline bi du ko def donc mu ngi noonu fi nga xamante ne rek da ngay utiliser ceeb mun nga fa utiliser mun nga ko remplacer ak kii ak chou-fleur moo xam ceeb la moo xam pomme de terre la moo xam patate la mun nga ko toujours remplacer substituer par chou-fleur te ñi nga xamante ni dañuy xool dañu am yenn régime alimentaire yu strict yi nga xam ne du leen permettre ñuy lekk ay ceeb yu bari wala di lekk yenn façon lekk yi donc lii chou-fleur lu jara utiliser la parce que mun nga ci lekk sëkk ak jóor te du la indil benn jafe-jafe donc gis nga nu mu tàngee ni noonu laay ñëw rek daal di koy commencer pulser comme ça mu mun ko purer bu baax a baax bismillah. Voilà gis nga suñu purée de kii bi chou-fleur bi nii lay def donc dañuy daal di ñëw def ci fi mu nekk nii suñu fromage à tartiner bi donc mu ngi nii muy cream cheese yow yaay xool quantité bi nga bëgg a def ci donc mun nga ci def lu la neex def ci su la neexee ay fromage parmesan yu ñu râpé yi wala gruyère wala yow yaay xool lan nga bëgg nga def ko ci parce que lii sa yëf la donc mi ngi nii buñ ko ci defee nii après dañuy daal di ñëw jël suñu ay épices daal di ciy def mu lu mel ni ki tuuti sel ak suñu mélange d'épices bi voilà su la neexee nga def ci laaj ak yooyu man sama mélange d'épices bi dafa am ail en poudre oignon en poudre mun na am ma dolli ci waa tuuti encore sax ci kii bi oignon en poudre bi ci boppam bismillah ñu def tuuti sel voilà léegi ñu purée xool voilà mi ngi nii pare na macha allah dañuy daal di ñëw wut récipient buñ koy def après daal di koy teg à côté foo xamante ni dafay continuer di tàng ak yooyu. donc ñu ñëw ci brocoli bi mi ngi nii gis ngeen. donc moom aussi waxoon nañ leen fii ay bienfaits am donc dinañ ci ñëwaat léegi nii incha allah. voilà gis nga brocoli bi dañ koy daal di ñëw rek daal di koy kii tey donc quelque chose comme ay 2 à 3 minutes juste bu couleur verte bu vibrante bi génnee rek ñu dindi ko donc pour ñu dellu si waat tuuti si brocoli dañ xam nañ ni brocoli dafa nekk ñam boo xamante ne dafa riche en vitamines et minéraux am na aussi fibre toujours rek comme li ñu leen di wax rek fibre da lay teelu yàgg donc pour boo lekkee donc brocoli am na ay antioxydants yoo xam ne ñu ngi nekk si biir nekk na aussi anti-inflammatoire donc loolu mu nekk loo xamante ni tamit foog ñu bàyyi si xel donc daal quelque mu ngi noonu pour l'instant ba beneen yoon ñu indiwaat yeneen. voilà gis ngeen kii bi pare na comme li ma leen waxoon rek donc dañ koy daal di ñëw dindi ndànk nga assaisonné xool say affaire ak yooyu ñu yëngal ni ndànk bu ko defee ñu daal di ñëw jël ginaar gi teg ko nii nga xam ne du def dara ñu daal di fay gaz bi nag léegi bàyyi ko nii ci kawam. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw commencer yàq gis ngeen li ñuy def nii donc damay daal di jël ci sama kii bi sama purée bi ñu defoon bi sànq dama leen di wan rek lii benn façon la ci présentation yi rek donc mi ngi nii su la neexee nga daal di koy jël. def ko comme ni ñuy def rek bu dee Sénégal nga def portion individuelle ku nekk nga defal ko purée ci kanamam ou bien nga def comme ni may waaj a def nii gis nga ma jël def 1 lit de purée gis nga ma jël gis nga suñu brocoli bi da ngay def rek selon li nga bëgg quantité bi nga bëgg voilà ma teg nii comme ça assaisonnement yi mun ci dugg gis nga ni ma def nii en attendant may def sama vinaigrette ci kawam damay daal di njëkk assaisonner ba pare au fur et à mesure ñuy dem ñuy assaisonner donc black pepper muy poivre noir tuuti sel voilà ñu def aussi un peu de mélange d'épices voilà léegi ma daal di jëli ji suñu ginaar gi xaaral ma jàpp nii voilà léegi da ngay ñëw yow yaay xool noo koy tegee donc man damay tibbaale ci bagages yi teg nii affaire yi xaw ko wër nii tuuti nga génnee exposer yenn affaires yi rek ci biti donc bu ko defee exposer su la neexee nga def quelque
si rebord yi nii. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey mu nekk recette bu gaaw boo xamante ni ku ne mën na ko def rek tak nga jóge fi donc mi ngi noonu nga xam ne tey dañ ko boole ak purée de cauliflower muy chou-fleur bu la neexee nga def purée de pomme de terre wala nga bañ ko def si boppam boo amee sa ñànkatang sax mun nga ko def donc mi ngi noonu ñu daal di jël émission bi tey jii nag di ko jox képp ku nga xam ne rek yow yaay safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo mais aussi kenn si grande dame yooyu maa ngi siy jël sama sister soxna Ami Diagne Seydi nekk ci Denver Colorado maa ngi koy may jaaraale noonu toujours si biir Colorado rek daal di koy jox sama sister de cœur moom tamit muy soxna Astou Dia joxaale ko xale yépp nag ñi nga xam ne ñoo fi nekk jox ko aussi soxna Binta Diop fii ci Colorado moom tamit sans fàtte Marianne di ko jox aussi ku ñuy wax soxna multi soda 09 voilà di ko jox aussi sama goro boobu muy nekk soxna Fatou Gueye di ko jox aussi sister Nene Diassi ak aussi di ko jox soxna Isabelle Diatta ak aussi Kumba & Co TV from St. Louis Missouri donc ñoom lañ ko jox tey di leen wax ni bu leen fàtte di partager vidéo yi di ko aimer mais aussi su fekkee am na kuy seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te activer cloche bi bu ko defee mu notifier ko à chaque fois ñu dugal leen di leen remercier énormément si gunge bi ngeen ñuy gunge chaque fois rek bu ñu nekkee ak yéen dañuy kontaan du ñu bëgg sax tàggatoo ak yéen di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah